merci d'être avec nous ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média bienvenue ci invité d'honneur ni ñu koy defee daanaka weer bu jot ci télé bi dañuy recevoir ay gan tuddee leen invité d'honneur d'habitude kenn la ñuy recevoir mu nekk suñu invité d'honneur waaye tey dañoo recevoir ay nit yoo xam ni dañoo phénoménal ñu ràññee leen bu baax ci wàllu tàggat yaram surtout ci làmb ji ñu doon ci ay champion yoo xamante ni kenn ku ci nekk vedette nga ñoom nag dañoo dajaloo ci association xam ngeen ni boobu ba tey Sénégal bëri na ci ay nit yoo xamee ni dañoo impacté malheureusement ndax Covid-19 bi d'ailleurs au moment où nous vous parlons yéen a ngi ci couvre-feu bu partiel ci diggante ñaari dëkk Dakar ak Thiès couvre-feu bi nag tax na ba tey ñu fas yéene leen gunge ak champion yi nga xamante ni ñoom ñoo nar a doon invité d'honneur ci télévision Futur Média Boy Niang lu ngeen bëgg ma wax ci moom Gris Bordeaux lu ngeen bëgg ma wax ci moom Tapha Tine lu ngeen bëgg ma wax ci moom Eumeu Sène lu ngeen bëgg ma wax ci moom Balla Gaye 2 lu ngeen bëgg ma wax ci moom Modou Lo lu ngeen bëgg ma wax ci moom tey guddi gi dina mel ni takkusaan yi ñu yàgg dund fii ci Sénégal grâce ak ñoom malheureusement lu jiitu pandémie Covid-19 bi làmb ji amoon na ay sooxe ba ñu jóg ñoom ñëpp lëkkaloo ci benn association boo xamee ni nee ñu mooy association des lutteurs professionnels du Sénégal bi Covid-19 bi dugg see fii ci Sénégal ñoom champion yooyu ñoo njëkk a jóg dugal seen doole dugal seen xalaat dugal seen xam-xam di sensibiliser di jàppale ñi nga xamee ni ñooy sénégalais yi pour éviter lawu Covid-19 bi malheureusement woykat yi jóg nañu ñu ngi leen di jàppale ñeneen ñi nekk ci yeneen i domaine jóg nañu ñu ngi leen di jàppale mais ñoom am na ay mbir yoo xamante ni segam sénégalais yi à part entière ñoo ko seetlu waxatuma la ak ñoom moo tax tey ñu fas yéene dajaloo def leen ay invité d'honneur ndax yàgg nañ ñoo bégal fii ci Sénégal waxtaan ak ñoom génne ay messages yu am solo yoo xam ni peut-être waxuma sax président de la République mais xam naa ni ministre des sports bu ko dégloo dina mën quand même jël ay matuwaay yu am solo pour jàppale leen ku ne musique ne sport ku ne sport ne musique moo tax nag du ñu yam rek ci wax ji ak coow li ñuy def rek mooy ànd ak koo xamee ni itam ci couvre-feu bi diggante Dakar ak Thiès boo weetee rek boo ko dégloo sa xol day sedd mu yàgg ñoo bégal mu ngi ànd ak bëri bagage kooku mooy Titi ma bëgg mu yéeg ci scène bi xam naa nag distanciation bi dañu koy respecter déjà ci plateau bi rek xam ngeen ni télévision Futur Média dafa respecter mesures barrières yi moo tax am na espace bu xaw a yaatu entre man ak invité d'honneur yi tey ci télévision Futur Média ki ñu woyal nag boo ne bëri bagage sa xel dem ci moom kooku mooy Titi bëggoon naa ko fekki ci scène bi heure bi bu Covid-19 amul woon accolade naa ko jàpp naa ci loxo bi mais bon je pense que dama koy dem jege bu ko defee ma dund sama émotion tey ci télévision Futur Média Titi nuyu naa la ma nuyu la ni ñu nuyoo nuyu Covid rek voilà xaw laa sori tuuti rek mais kontaan naa ci nii nga ñu nangulee ñëw bégal mbër yi bégal sénégalais yi ci invité d'honneur bu spécial bi xam naa ni sénégalais yëpp a ngi ci couvre-feu donc tey da nga ko ci teg ba mu tàng rek ak bëri bagage bégal leen. du yomb comme ni ko waxee. waaw rawatina ak couvre-feu beeg yooyu. donc du ñu def rek lu dul bégal ñi nga xam ne tey ñoo ñuy seetaan ci salon yi. ci seen chambre à coucher yi ñi nga xam ne tey ñu ngi ci ëtt yi. teg télé yi diñu seetaan. def rassemblement ci biir kër yi mais takk masque te respecté lépp. ah waaw waaye dama foog ne ku nekk sa biir kër sax yaa ma gën a xam. jeex na kon Titi moo ñuy bégal ma bàyyi ko ci scène bi dem toog en attendant may recevoir mbër yi kenn par kenn defe naa ñoom yàgg nañ la bégal nag. ñoom nag comme li ma yàgg wax rek ñoom ñëpp nag laa xamanteel surtout genn wàll gi yëpp sax fu ma leen fekk vraiment samay grand lañu léegi nii rek maa ngi doon saafonte ak ñoom ñu nekk aussi ñu baax di déglu sama musique aussi di ko enjoy man aussi may enjoy li ñuy def vraiment sañu ma laa laaj kan moo ciy sa mbër parce que gis naa la ñoom ñëpp say xarit lañu. waaw loolu am na non loolu su ma ko bëggee wax du day diis ci man. mën nga fee fanaan nañ ko bàyyi noonu léegi ma bàyyi la nga wàcc en attendant mbër yi di ma fekk si ci plateau bi Boy Niang wax naa ko léegi nii mu ngi ci ginnaaw Balla Gaye 2 place am dañu ko réservé mais malheureusement dafa am malade loolu moo tax tey yegsiwul pour ànd ak ñun ci émission bi mais place am dañ ko fi bàyyi bu ko defee ngeen xam ni ci association bi la bokk ci invité d'honneur yi la bokk tey ci télévision Futur Média Gris Bordeaux nag ku ne xam ne ni mooy président bi moom itam préparé na discours déclaration la bëgg a def tey Tapha Tine ci yar gi Tapha Tine ci champion bi mu doon moom it invité d'honneur u télévision Futur Média la tey
Modou Lo Sénégal yëpp bëgg ko ci am jom ak nekk champion buñ dul contesté moom it ci yar gi dina bokk ci invité d'honneur yi tey ci télévision Futur Média. Boy Niang bëri doole mais aussi kenn dootul nattable champion bi mu doon tey moom it bokk na ci invité d'honneur ak yeneen i surprise yoo xamante ni mu ngi leen di xaar. Tapha Tine ku ne xam li mu doon ci Sénégal moom it impacté waaye terewul ak association bi daañu jéem a xool est-ce que solution dina juddu ndax ay message yu am solo la ñu bëgg a jàllale. Titi xam na ni Eumeu Sène itam mu ngi fi champion bu mag la moom it jàmbaar la bii Covid bi tàmbalee ba tey mu ngi góorgóorlu di sensibiliser di dugal dooleem tey itam dina bokk ci waxtaan bi ci invité d'honneur yi la bokk tey ci télévision Futur Média. Titi ak bëri bagage yéenay tàccu seen i biir kër parce que mënuñoo def rassemblement mënuñoo invité public waaye terewul plan B day am toujours ci lépp. Titi mooy ibbi guddi gi ñu doog a tàmbali waxtaan bi ak samay invité d'honneur ci télévision Futur Média. Titi. Chili la ca war yaa koy doxal suuf si asamaan si sotti si xorom si pharmacie mani Ababacar Mbaye kon Mbaye Ababacar Mbaye Sigi nga sa réew sigi nga lislaam sigi nga sa réew sigi nga lislaam maam góor fu ñu lay jëlee te maam sigi nga diine ji sigil Sénégal maam sigil nga diine ji sigil Sénégal maam góor fu ñu lay jëlee John woni karibu kaba mudalu sakala gachalo khoba daraba mudanso kurus gachalo khoba lumu ñaan yalla dem singi juleti delen ko ñaan suñu juleti nañu ko ñaan Ababacar Mbaye Safietou Aramongo Safietou Aramongo Aramongo soxna Njaay kuy Njaay maala Njaay basu di bele woon asamaan la luju cër yëpp a jooyo Dabakh Malick dem na daawulu sëñ Mansour daa di koy jébal ma daa xalam ba walal falam ba borom ñaari kuuraay borom limousine bi dem na borom bone kaare ba dem Sénégal ñoo bëgg Dabakh Malick am maa xar ci Dabakh Malick fa ñuy jëleeti Bakary Karama arab lo kumba caam bu kumba penda ayalo bokku coor Chili fu ñuy jëleeti fu ñuy jëleeti ku mel ni Dabakh Malick fu ñuy jëleeti ku mel ni Mame Mansour Sy fu ñuy
jaleeti ah ko mel ni ma Maodo wax leen wuy le si ma wuy le si ma Yo jolo li kay daje. si saadi Yo kaw ju daje. si saadi Yo suuf si jolo. Suuf si. Asamaan si. Sotti si xorom si ni jolo. Cere. Hey, daba xabaar. Góor na. Hey, daba baax na. Daba góor na. Daba baax na. Maam. Ko ju dem. Ay, si. Daba xabaar. Hey, di tegi. Hey, wurees. Xanaa ñu bañ. Titi ñu ngi lay gërëm li nga ibbee guddi gi tey defe naa seddal na xolu Modou Lo kontaan na ci ndax da baax bi nga ibbee Bakary ak dara maan du ma ci sori ndax tey Sénégal yëpp dinañu dundaat li ñu yàgg dund ak suñu champion yi fi nekk ñu leen di nuyu merci gars yi d'être là Titi moo ñu woyal xam naa fi nga ne fa lañ lay bàyyi su waxtaan wi jaxee tuuti ñu fekkaat la ci scène bi bu ko defee nga bégal ñu musique ak sport dafa ànd lamb ak ndaanaan bu mag buy woy itam dafay tax defe naa ñëpp bég ndax lépp rek ci culture la ñoom woykat yi am nañu ay jafe-jafe am nañu fu ñu ko waxee ñu ngi jooy boobu ba tey di kaas ñu ngi leen di dimbali waaye ñoom ñii fi toog tey xëj na c'est la première fois defe naa ñu dajaloo ngir ñu fas yéene waxtaanee loo xamee ni mën na leen a jëriñ amateurs yi jëriñ promoteurs yi jëriñ lépp loo xamante ni dafay graviter autour de la lutte defe naa président moom Gris moo waroon ibbi def déclaration waaye li Titi ibbee moo tax faaw mu nuyu Modou Lo ndax sànq ba tey mu ngi yàggaayu ci li Titi ibbee guddi gi ñu ngi lay nuyu champion kontaan lool ci teewaay bi tey. waaw Pape Cheikh maa ngi lay fay ma ne di am mbégte bu baax ñëw toog fii comme li nga wax Titi lu mu bi am na solo. mais daal di kontaan ci teewaay bi di profiter di nuyu sama naataango yi ma tawal di ci jiital président Gris. Boy Niang Eumeu Sène ak Tapha Tine vraiment. defe naa lu mel ni mu ngi doog a am de Gris ñu ngi lay nuyu daje bu mel nii quoi daje boo xamante ni crème bi ñoo bokk benn plateau ku nekk am na loo dégg ci fi nga toll ci sa carrière mais ngeen dajaloo nii ci benn plateau malheureusement Balla Gaye place mu ngi sànq maa ngi koy wax mais dafa am malade boo xamee ni mënu ko bàyyi di ñëw ci jotaay mais ñu ngi koy xalaat quand même peut-être balaa ñuy jeexal dina intervenir soit par téléphone wala par appel visio lu ko mooy ñii rek defe naa doy na ci li ñu fas yéene waxtaane Gris ñu ngi lay nuyu. waaw Pape ñu ngi lay fay. di am contentement toog ak suma nattaango yi nga xam ne ñoo tax ñu naan làmb. ñi ñëw ak ñi ñëwul yëpp. parce que ñii tey ku ci nekk rek wane nga sa bopp. champion la. ba tey boo rombee tey ñu ne diwangale. loolu c'est pas hasard. mais daje bi ñu fi daje nag. malgré ku ci nekk leader nga fa nga nekk. mais nag vie associative moo fi ñëw tey. association nationale des leaders du Sénégal. weesoo ku nekk. leader nga. ku ci nekk yaa liggéey lu tax tey ñu lay joxoñ mais nag suñu daj bi fii yaa ko wax léegi c'est pas à tout le temps lay am. mais nag li association moo fi ñëw association nationale des leaders du Sénégal. su weesoo ku ci nekk rek. sa tàkkusaan beneen affaire la. dëgg la de plaisir la nag. xam nga jaare la ko ci TFM jaare la ko ci yow. xam nga yow toog ak yow beneen affaire la parce que tamit bon bay nga sa waar ci métier bi ba nga xam ne macha allah. waaw di am contentement trop di jàkkaarloog téléspectateur TFM yi. ak suñu gars yi nga xam ne gëj nañu jàkkaarloo ak ñun. xam nga làmb xam nga ni am na benn jafe-jafe bu mu am. xam nga moo ñu fii moo waral tey suñu occasion bi mu ñu am. pour ku ci nekk rek
ñàkkul loo xam ne ay réflexion yoo xam ne mi ngi ci yow. nga ñu waxtaanee ko. parce que ba pare gëj a gise bi sax day tax sénégalais yi waaw ñu gëj a comprendre gise seen bi état ba d'esprit. pare xam ni tamit ñun làmb benn bopp lañu. ñun mbëri. on est des adversaires. mais ci benn diir bu gàtt. mais nag làmb moo am problème. depuis certaines années. bien avant que pandémie bi di am làmb am na jafe-jafe. jafe-jafe yooyu nag ku ci nekk xam nga ko. te kenn du ko jóg di ko lijjanti. ñii ñoo ko war a mën a xam nga waxtaanee suñu biir. autorités yi dégg ko xam ni impacté kenn gënuñoo impacté ci Sénégal. loolu nag moo sabab. émission bi. moo sabab suñu toogaay bi fii. bu ñu xóotalee ba ci biir. ku ci nekk am nga ay réflexion am ay suggestions yoo xam ne tey. mën nañ ko waxtaanee suñu biir. bu ko defee askan wi autorités yi dégguñu. voilà parce que defe naa waxtaan dafa am solo guerre mondiale sax li ko saafara waxtaan la woon donc lii dafa am solo bu dee fi ngeen koy waxee itam dafa am mission wu service public muy télévision Futurs Médias donc tey waxuma rek ministres yi wala autorités yi wala CNG sax président ci boppam dina déglu te bu dégloo dina jur saafara peut-être ci jafe-jafe yi nga xam ne ni làmb mu ngi koy dund bien avant crise Covid 19 bi Boy Niang ñu ngi lay nuyu bëgg loolu yow itam tey ci sa teewaay nga ànd ak association bi ñëw ñu fas yéene waxtaan ci invité d'honneur. waaw Pape Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax ñu ngi nuyu ñuy seetaan yëpp à travers TFM. vraiment di nuyu le président Gris Bordeaux di nuyu suma confrère lutteurs yi Modou maa ngi koy nuyu bu baax Tapha Tine. Eumeu Sène et puis di nuyu tamit ñi nga xam ne ñëwuñu ñëpp. parce que ñëpp mënuñoo ñëw mais ñun bu ñu fi teewee rek dafa mel ni teewal nañu ñëpp. suñu confrère lutteurs yi suñu rakk yi lutte simple yeeg ñëpp ñu ngi teewal ñëpp. comme ni ko Gris waxee rek et puis dañuy contact aussi ci partager plateau bi ak yow. parce que suñu mag boo xam ne yaa ngi bay sa waar comme ni ko Gris waxee. li ci am mooy ne comme lu Gris wax rek gis nañ problème mu làmb. gis nañ fu mu toll. et puis ñun ay xale lañ ci làmb mais làmb ñu ñëpp ñoo ci am vision. ku nekk am na loo ci gis am na loo ci xool. ñu ñii ñëpp bu du woon làmb. bu du woon problème mu làmb duñu toog nii. xanaa ñu am combat signature contrat boole ñu. maa tafaati ñu ngi nii dañoo war a bëre mais ñu ngi nii partager plateau bi. donc loolu problème mu làmb moo ko instant yi xam nañ ni du intérêt personnel intérêt collectif la. moo tax ñu ñëpp dañ ciy ànd. wax pour suñu président wax pour suñu njiitu réew. wax aussi pour ñi nga xam ne ñoo ŋànk làmb ñu dégguñu. loolu moo tax ñu bëgg a jàllale message bi te xam ne ni jàllale message bi gën na yomb fu nekk mais aussi par rapport ak TFM dina jàll quoi moo tax. voilà donc parce que problème bi problème national la. Eumeu ñu ngi lay nuyu kontaan lool ci ni ma ko waxee ak Boy Niang Gris sa teewaay tey ci jotaay bi ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu Sénégal gi yëpp di la ñaari caat bu bees bi. buñ dugg yàlla yokk ñu sutura bu bëri gudd fan a wéegi yaram. amiin amiin ñi ci wujj seen borom yàlla yërëm te xare àjjana ñi ne ci hôpital yàlla fukki seen bopp. yàlla musal ñu ci mbas mi fi dugg si. waaw ñaa ñëpp jàmm di am contentement nag bu rëy ci jotaay mel nii. di nuyu Modou Tapha Tine Gris Bordeaux président suma rakk Boy Niang di la nuyu tamit aussi bu baax ci dalal bu ñu dalal ak yër bu rafet bu ñu ak yër di nuyu Sénégal gi yëpp nag ku nekk turam ak santam ak képp ku toog ci télé yi ñu seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal. voilà waaw donc loolu mooy nuyoo Eumeu Tapha Tine itam mu ngi fi damay ragal mu song Boy Niang balaa émission bi jeex mais du ko jar bàyyi leen ba ñu régler problème mu làmb ji bu ko defee nga doog ko song quoi parce que thème gars yi foog ni face à face la tey du face à face mais waxtaan la entre ay champion ñu ngi lay nuyu. waaw Pape Cheikh maa ngi lay fay di nuyu waa TFM yëpp waaw di nuyu Sénégal yëpp xam nga di bégg ci ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal xam nga feebar bi yàlla na ko fi yàlla jëlee ci diir bu gàtt parce que nit ñi sonn nañ jaaxle nañu waaw di nuyu aussi suñu moromi mbër yi fi nekk suñu doyen Gris Bordeaux ak grand Amadou Sène Modou Lo Amadou Sène yaakaar naa ñu fi teew kenn rek bu teewoon doy na bon ñii ay champion lañu comme ni mu ko waxee léegi. boole leen ni yóbbul comme face to face tey comme ni ñu ko waxee maag Boy Niang ñoo war a daje. yal na yàlla def ñu egg ceeg jàmm. te ñu trouvé benn solution boo xam ne xam nga dinañu bëri ci diir bu gàtt. plan B quoi bu dee. waaw parce que actuellement nga wax ko nga ñàkk koo wax. affaire yi métti na. bépp mbër bu lekk avance su jàmbur actuellement yaa ngi ci problème. lu leer laa lay wax parce que comme ni ko ñëpp di wax xamu foo jëm. loolu donc nag état rek moo ñu ci mën a jàppale quoi. wax dëgg yàlla. franchement. moom rek moo ñu ci mën a dimbali. te lu yomb la problème organisation la. pour man. ñu dóor affaire yi bu daal. problème organisation est-ce que ça veut dire que yéen da ngeen mal organisé d'abord fan la problème mu làmb ji jógee pour yéen.
naa débat bu ñu ubbi la rek ku ne wax ci xalaatam fan la jógee. parce que jiitu na pandémie bi. waaw ñun ñi ñëpp on a des idées. ku ci nekk rek xam nga fiy metti moo tax ñu waral partage bi. mais tey làmb am na ay jafe-jafe bien avant que pandémie bi. fan la jafe-jafe yooyu jógee. jafe-jafe bi tey làmb 2010. période yi nga xam ne ay 2010 2011 2012. ni làmb ji ba pare problème mu am. dafa répercuté wu ci problème mu mbëkk meeg yeneen ak yeneen. parce que tamit làmb industrie la. ay millions de personnes ñoo ciy gagné. làmb tey bu état bi amoon yenn vision yi. c'est dommage que nag suñu état bi dafa am ay côté yu ñu gën a favoriser. mais làmb bu ñu ko saytu woon parce que loolu tamit am vision mooy permettre loolu. parce que tey je te donne un exemple làmb tey. bien avant que coronavirus bi di dugg ci dëkk bi. bien avant que ñuy am arène nationale. làmb da doon am. calendrier bi dafa doon surchargé. ba les vendredis et les samedis. promoteurs yi di ko tëgg. ñun nii les ténors waxuma la booy yi de. ténors yi dañu doon bëri ay 2 combats ci année bi. parce que làmb dafa doxoon. waaw booy yi nekk ci bul fàttee bëre simple. tous les tournois gars yi bëri ci actuellement ni période bii. bu nekkuloon pandémie bi booy yi nga xam dañuy bëri ay lutte simple actuellement nii ñu ngi ravagé ci chaque week-end dañu bëri ci àll bi di gagné ay nag di gagné ay mën a dimbali seen njaboot. mais ñooñu amatuñu dara kon. amatuñu dara deuxièmement mooy dafa répercuté wu ci gars yi di voyager. espoiru làmb ji. ñi nga xam ne tey ñun ñooy suñu espoir yi bu ñu bàyyi woon tey. vague boobu mooy ñëwaat. ñooñu 90% yi am na ñoo xam dañu voyager illégalement. jaar voie par la mer. am na ñoo xam dañu voyager légalement je suis en train de recenser ñi nga xam ne dañu voyager légalement. dem États-Unis parce que. espoir bi ñu amoon ci làmb pour dugg ci parce que làmb ñun ñii ñëpp ku ci nekk yàlla làmb teral na la dimbali na la mais dañ fa am suñu ay rakk si nekk ci ginnaaw te ñun tey nii lii nga xam ne dañ koy combattre nekk ci c'est pour nos frères suñu rakk yi nga xam ne tey ñun ñi tey ay ñoom Tyson ak ay ñoom Moustapha Gueye ay ñooñu lañu visé woon fan leen ba dugg ci làmb tey ba dimbali suñu bopp dimbali suñu famille mais tey bu làmb ji yàqoon nii ñooñu tey suñu rakk yooyu nga xam ne dañu perte espoir voyage yi ñuy voyagé nii comme ça nii c'est juste amatuñu espoir ci làmb te li ko indi tey problème bi ko indi tey mooy làmb la état bi dugalul loxoom l'état doit subventionner la lutte donc problème bi mooy état moo ci dugalul loxoom ana les sponsors bu fàttali les promoteurs c'est les privés un promoteur bu ñuy tëgg dugal xaalisam ci làmb bu dugalee xaalisam ci làmb bu pertee wala mu am ay jafe-jafe day reculer dem toog mais l'état dafa war a injecter def comme le cas ça n'a rien à voir ak les promoteurs c'est des prix Pape yow tey bu la neexoon nga làmb ubbi nga dem jëndi sa licence tëgg su la neexee boo pertee suba nga doo dem li ci promoteur du ci mbër bi waaw mais nekkul en permanence état bi bu ñu jëloon benn groupement wala benn gestion boo xam ne tey da ciy injecté benn 5 milliards ou 3 milliards yoo xam ne tey chaque année du ko may mbëri mais da koy def pour liggéey pour activer la lutte subventionner làmb faire travailler les jeunes parce que làmb c'est industrie la mais loolu fekk amul sponsor yi doon sponsoriser làmb di jàppale promoteurs yi reculer nañ parce que sponsor bu demee ba atteindre objectif am bu ko neexee croiser les bras amoon na sponsor yu doon accompagner làmb moom ay claf làmb ji doxoon te làmb bu doxee dëggantaan Pape xanaa xamoo dëkk bi dafay stable Pape les sociétés les garages mécaniciens ak bali dañuy waxtaanee làmb c'est sport de chez nous bu ci état bi dugalul loxom day répercuté wu ci askan bi jeunes yi chômage yi bari na boo yee ngi mbëkk écurie Bombardier 7 lutteurs ñoo dee ci géej gi jël gaal yi parce que du solution mais désespoir la te loolu mi ngi continuer di jël benn ampleur maa ngi koy yemale foofu parce que y a des xam nga. oui moi je pense que damay desandi ci même question bi rek. ku ci nekk rek fan la problème mu làmb jóge ndax lu jiitu pandémie bi la. waaw kii wax na lépp. problème mu làmb lu jiitu pandémie bi la. parce que ay 5 ans ci ginnaaw ba tey mën nañ ne làmb nu mu doon doxeewu ko. ñun ñi ñëpp
ku ci promoteur engagé. defe naa sa avance ak. mais est-ce que cat topp leen ndax ñun sama classe gi li ñu doon dégg ay 100 millions par ci 200 millions par là am làmb ji indi làmb ji ñii naan day yàq suñu doom yi ñii naan làmb ji baax na ku ne di ci wax est-ce que cat sax njëkku leen topp. ci seen cachet yi. loolu lépp mën naa nekk. waaw mais comme li mu wax. tey at yi weesu yëpp. bëri difficilement la ñuy jotee avance ak reliquat. avant pandémie bi. genn wàll gi yëpp. ah bon pandémie bi dafa ñëw gën a. maanaam 100 et quelques millions yi ñuy dégg du ñu yëkkati rek jox leen ko noonu. non 100 et quelques millions yi mën nga ko jot durant combat bi. ah bon da ngay waay di nga gis mbër mu toog 6 par mois wala partie 5 lañ koy mois joxe. pour avance am mat. xam la comme lu ma wax ñun ñëpp ay góor lañ te ñoo bokk di liggéey kenn mënul wax mbër sans promoteur kenn mënul wax promoteur sans mbër mais comme lu Gris wax. sport bi suñu sport national la. ñun ñoo ko moom suñu bopp. tey bu ñu ko defaroon ba mu jag. mën nañ ko emporter fu ñu ko bëgg a yóbbu mën nañ ko fa yóbbu. mais nag loolu dafa war état dugal ci loxoom. parce que promoteurs yi comme lu Gris wax ay privé lañ. tey da ngay gis xam nga ku gis combat mu nekk ko mu yaakaar ne bu ci duggee mën a am dara dem ci banque bi leb xaalis. xam nga mu jox ko des fois bu duggee affaire bi demewul na mu ko neexee xam nga ñu saisir ay biens banque topp ko. tey bu subaa kooku amaana du dugg ci làmb. te tey xëyu jeunes yi tey état da ci am devoir bu mag. tey nag bu ñu demee ba yàlla nattu leen ci sport ci làmb ñu ciy dugg. tey état loolu war na xool bu baax a baax nu mu ko jàppalee. pour jeunes yi gën a am ci lu ñu jàpp. Gris wax na ko sànq ñun ñëpp xam moom. te ne tey lu mu metti mën nañ dem da jël suñu bopp gérer suñu dépense ak yooyu noonu. mais suñu rakk yi si ginnaaw parce que am ngeen tour bi ak peut-être activité parallèle bi. mais ba tey day metti ba tey li ma la wax dafay metti mais lu mu metti rek ñun lu mu ndaw war nañ ko mën a lijjanti. mais suñu rakk yi ne si ginnaaw. booy surtout xam nga mooy loolu si làmb dañu yaakaar. lu ci bari xam nga ñoo ngi ci perte espoir xam nga dugg ci li nga xam ne waroo ci dugg. te tey dafa jot daal xam nga état bi gën a jàppaat. ci làmb. affaire yi yegg fu mu yeggoon. xam nga ku ci nekk bëri ñu gis ci sa bopp daal. mais état lu mu maîtriser wul est-ce que dina ko mën a dina ko mën a def ci ni mu waree est-ce que yéen d'abord organisation beeg def ba lépp baax surtout pour seen rakk yi warul woon tàmbali ci yéen. Pape mooy lii mooy association bi. association ci la lépp tënku. kañ la association bi juddu. bien avant que man je suis le. avant problème yi di je suis le cinquième président. Kayre nekk na fi président Khadim Gadiaga nekk na fi président ba récemment. Gris lañ mais lan moo tax boobu ba tey association yi jéemu ñu wut solution comme par exemple ni ngeen koy defee nii par rapport ak situation bi nga xamee ni urgence dafa juddu. pour lutteurs yi. amoo association. dafa am loo xam ne tey moo koy mooy fësal association bi. am na plus de 25 ans. y avait Tafa Gueye. après Boy Kayre. après Kayre Khadim après Khadim. dañu amoon un problème. problème mu leader yi nga xam ne tey dañ yàlla dafa dogal. parce que nous tous on est des lutteurs. mais ku ci nekk. ñoom ñëpp ay mbër la ñu amul mbër bu mag amul mbër bu mais ku ci nekk. tey bay nga sa waar tey ba nga ba fees ci làmb. ku ne champion nga. mais tey association buy jóg di combattre ay droits am te ces profils là jóguñu accompagner. problème bi lañ amoon. waaw kon problème bi ci mbër yi la tàmbalee. problème bi lañ amoon mais man tey yàlla dimbali na ma ba ñii tey. samay ay naw la lañ. ñu tous on est des stars. ku ci nekk la nga nekk tey yaa ko liggéey. ak sa famille ñu jàppale la ba nga dégg daal yi. mais ñun problème bi lañ amoon. problème mu tey am problème. ñuy jóg ku nekk ñëw taxaw. ku ne nangul sa morom ñëpp ànd voilà quoi. lii musul am vie association bii. lii mus ci am. peut-être yàlla ci man la ko dogal ma nekk président. ñii nag nekk su may nawle. xam ni ku ma ci woo téléphone rek xamal ni problème mu làmb. bien vrai que am na ku ci nekk am nga ci koo gën a rataxal koo mën a gën a mais tey ku ma ci jël sama téléphone coono yi may daj tey pour mën a tënk lii rek. il faut que nga am benn xam nga. benn engagement. xam ni ñoom it wax dëgg yàlla ñu jàppale ma ci liggéey bi xam ne li may woote. ak li may combattre. ñun ñëpp la. parce que tamit dañ ma jiitaluñ ma parce que maa leen ëpp maa leen gën a muus. jiitaluñ ma parce que maa leen gën a xam. dans toute chose il faut que am ko jiite. ñu jàppale ma ci nag. ba ñuy collecter ay fonds. pour yóbbu ko.